jàngeen jëf yéen téléspectateurs yu ITV dal leen jàmm seen biir émission melokaan ñu dellusiwaat ngir rek waxtaanee loo xam ni dafa soxal ndawu Sénégal tey jii nag ñuy waxtaanee ñi nga xam ni dañoo am jafe-jafe si wàllu yoon te it seen dossier mun nañ jàpp ni njuumte la looloo waral ñu daal siy def ab gëstu dinañ ci ànd ak Boubacar Dieng seeti suñu gan di Seydi Gassama moom mooy directeur exécutif bu Amnesty International Sénégal ngir rek waxtaanee ak moom si boobu la gëstu waaye itam nataal bi dinañ ci ànd ak Boubacar Dieng ba tey dem seeti kii di Sayer Kébé moom mooy ndaw loolu nga xam ne rek daa doon nañ ko tëj fële sa kaso ba ginnaaw ba mu defee ab commentaire si Facebook jëmoon si wàllu terrorisme ñu daal di koy tëj ñeent atu kaso laataa rek ñu koy atte daan ko ñetti weer yoo xam ni du ko tëdd fekk moom tëddoon na ñeenti at ba noppi si rubrique li nga xam ne nag moom mooy c'est possible dinañ seeti Mame Diarra Thiam ab jigéen la ndaw la taxawal entreprise boppam di yëngatu si wàllu dem beek dikk bi ñu tuddee ko Bousso Express loolu moom mooy seen rubrique c'est possible waaye lu ñuy njëkk a def mooy dem seeti suñu gan di Seydi Gassama waaye nag bu leen fàtte li nga xam ne rek moom mooy mesure barrières yi ngir rek ñu jéem a mucc si lii di coronavirus léegi-léegi lay doon ak Seydi Gassama. alors comme ni ñu ko waxee woon rek ñu ngi fii di Amnesty International Sénégal ngir rek fekk fi suñu gan muy Seydi Gassama wax naa ko léegi moom mooy directeur exécutif bu Amnesty International Sénégal ñuy am mbégte di la dalal suñu biir émission melokaan monsieur Gassama. jërëjëf mi ngi kontaan na trop ci invitation bi sujet bi am na solo lool je crois que yal na waxtaan bi amal askanu njëriñ. askan wi comme ni nga ko waxee rek Seydi Gassama tey jii ñi nga xaar lan lañ leen indil seen biir émission melokaan si rubrique bi di gëstu bi nag Boubacar Dieng lañ ci àndal moom demoon na yéen seeti ki nga xam ne rek ab doomu Sénégal la tëjoon nañ ko ab diir boo xam ni sa mu jël ga dañ ko bàyyi mu ñibbi këram waaye ay jafe-jafe képp la amee lu ni mel la ñuy seetaan si gëstu bi ak Seydi Gassama laataa ñu dikkaat si waxtaan bi ngir rek daal di koy commenter. bés bu yàlla sàkk Assane dafay xëyee këram jubali tefes jàkkaarloo ak géej gi lii nag mooy yëngu-yëngoom gannaaw bi mu génnee kaso Assane di dellusi ak xol bu fees si ni mbir yi demee. mbir mi fi mu doore jour bi mu amee dañ ma woo ma ñëwee ci lañ ma wax ne usine ba de dafa am lu ñu fa jël man leen ñu ne ma waaw après ma ñu ñëwee ñu xool daal gis ne loolu ñu wax am na yàlla def ñu waxuñu dara ba ay ngoon ay vers 19h laa gis gendarme yi ñëw ci man na ma yow yaay Assane man leen waaw man maay Assane fekk boobu ñu ngi ma fekk ci biir usine bi fi may liggéeyee léegi ñu laaj ma dama yow mbir mi loo ci xam ma ne leen lii de wax dëgg yàlla xaw ma ci dara ñun ñoo ci bokk yam ñu ne ma bon léegi il faut que daal ñu dem gendarmerie ñu xool ba xam léegi ma ànd ak ñoom dem bi ma demee ñu téye ñu fa ba ay 21h ñu ne ma léegi vol bi daal comme am na te yow fi ngay liggéeyee foog ñu téye la duñ la mën a bàyyi. man leen bon ñu ne ma leen waa mais ci lan ngeen may téye man da ngeen ma gis ma jël ba ngeen may téye ma ne ko loolu kay yéen war leen ma ci téye parce que man defuma yéen gis ngeen ñi nga xamante ne bii yéen wax ngeen ne am na ku ngeen gis ci caméra te kooku bi ngeen koy gis ci caméra da ngeen ko gis que ne moom da doon yàq caméra bi donc kon kañ kooku war ngeen a xam ne mooy seen jëlkat. si gannaaw ga Assane ànd ak way takk der yi ngir amal ab perquisition ci këram naka noonu kër natangoom yi. ñu ne léegi dañuy dem sa kër ñu perquisitionné ma ànd ak ñoom yàlla def am na beneen waay boo xamante ne bii ci société bi la nekkoon doon liggéey ñu jëlaale kooku ak man ak booy bi ñu gis ci caméra bi léegi bi ñu demee ñu njëkk ci kër waajooju moom aussi ci société ba la nekk ñoo bokkoon di nekk liggéey bi ñu demee ñu xool perquisitionné gisuñu dara. ñu dem sama kër biñ demee sama kër ñu ñëw ma ubbi bunt bi ñu dugg xool taxaw xool ne ça va man leen non comme yéen perquisitionné moo leen tax a jóg perquisitionné kañ ma ne leen du ñëw rek dugg ci néeg bi rek xool nii rek bëgg dem seen yoon man leen loolu yoon mayew ko
nañ def leen seen liggéey ba mu mat man aw ma lu may tiit aw ma lu may ragal parce que sàccu ma fenn ma réew ma nit noonu ñu ne non Assane ça va noonu ma ne leen loolu du mën a am il faut ngeen def li leen tax a jóg comme looloo leen tax a jóg def leen ko ba mu mat parce que man bugguma dugg ci loo xamante ne bii xaw ma ko waaw noonu ñu ne ma non ñun daal xool nañ gis ñun nañ leen dem après noonu ñu ànd dem bi ñu demee ñu ànd jëlaat beneen booy bi ki nga xamante ne bii moom lañ gisoon ci caméra bi ñu ànd ak moom ñi dem këram léegi moom bi ñu demee yóbbu leen fi mu dëkk kër jarbaatam la leen yóbbu bi mu leen yóbboo foofu ñu dugg ci néeg bi ñu commencé di xool ba jekki borom néeg bi ñëw bi mu ñëwee ñëw fekk leen ci néeg bi dugg di wax ak ñoom moment bi muy waxee ak ñoom ci la booy bi daw tëb ci balcon bi cëppeelu booy bi muy cëppeelu booba man maa ngi ci auto gendarme bi toog nii comme ni ma toogee nii buntu bi ubbeeku nii léegi booy bi fii la cëppeelu rek daw aw yoonu géej. bi gendarme yi seetee këram gis ñu dara luy niroog li ñu sàcc ci usine ba Assane dañ ko delloo commissariat ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août atum 2015 Assane Faye dugg kaso def fa fukki weer ak ñett. le 27 août 2014 ci lañ ñu defeeree ci laa duggee Rebeuss le 27 août 2014 mu tombeeg mercredi ma nekk fa ba def fa 13 mois 13 mois laa fa def ma xëy ñu jox ma non-lieu dama liñ la. maanaam tëdd nga fa benn at ak benn weer. waaw benn at ak benn weer laa fa def noonu ci laañ ma bàyyee jox ma non-lieu. fukki weer ak ñett Assane def ko ci kaso bi fukki weer ak ñett yu metti lool ci moom. waaw metti woon na torop foo ko natt rek weesu na fa. mën naa wax ni sax sama waajur wu jigéen peut-être ci loolu la fa la génnem àdduna sosoo ndax moment biñ may arrêté moment boobu mu ngi nekk ci feebar may préparer lijjanti ay kayitam yëpp pour war ko yóbbu dem faji ci diggante bi lañ ma jàppe ndog-ndog boobu am mënta faju ba ni ma génnee fekk ko fi feebar bi gën a augmenté mais saa yu xëyee bu ma jàkkaarloog moom rek mu am lu mu def ci moom lu bëree bëri te du moom rek ba ci sama grande sœur. soxna si mag la ci Assane Faye moom itam dund na li metti ba Assane duggee kaso. te mag ñi dañ daa wax ne dëgg fen mën naa sonal dëgg ba ñu yaakaar ne fen mooy dëgg waaye la àddina mu yàgg dëgg mooy mujje ñu gëm loolu nag nekk ay taalibe Seex gëm suñuy waajur ñu yar na ci diine ak yar ak teggin ñu teg ko lu metti mu tëdd fukki atu kaso ak weer këram tas na sonn naa ñàkk naa sama alal sama yaay mag la man la ak benn magam bu góor ñun la sama yaay am ñuy ñaari góor ak ñaari jigéen sama yaay amul doole man awma doole magam amul doole kenn fekkuñu si nag ñun ñaar rek ba yàlla def lu mu def bu dellu siwaat suñuy loxo sant yàlla bu baax nag. balaa yoon di ko teg loxo Assane moo ngi yoroon ñaari soxna ak njaboot diir gi mu def kaso nag tax na benn ci soxnaam yi daldi tàggoo ak moom. mu ngi toog liggéeyam yàq ndax ku sa kër tas ku sa jabar dem ko amoon ñaari jabar sa jabar dem sa kër tas jombul boo lekkee ay lijjanti la bu la yoon defulee liggéeyam gaawalit xam na ne yaa ngi dund ci ay jafe-jafe. gannaaw bi Assane jugee kaso amul benn ndàmpaay bu ko yoon jox mu ñàkk liggéeyam ñàkk itam lu bari lool ci dundam. su fekkee da nga tuumaal nit nga yóbbu ko prison mu def fa ay ati at mu génn di toppaat ci ka ko yóbbu woon nguur gi war na mën a am jël matuwaay yoo xamante ne bii tey kooku ñu tëjoon tey war nañ ko jox loo xamante ne bii tey dana ci gis boppam. benn dañ ko tooñ yóbbu ko deful waxul mais mu génn nekk fa dund fa lu metti ba pare génnaat ak ay loxoy kese di tëbaka daal fu ne mu dugg fa lu mu mën mu def lu mu mënul mu def
loolu aussi yaakaar naa état war na ci xoolaat bu baax jéem di xool ñi nga xamante ne bii tey dañ leen di yóbbu ci yoon te duñu def ñu génn ak ay loxo yu vide loolu aussi mën na sànk nit. li daal kiile ñu ngi koy woowee erreur judiciaire maanaam njuumte ci wàllum yoon njuumte googu nag li koy waral bari na. erreur judiciaire daal mooy boo demee ci justice ñu juum de fait que ñu téye nit ki après on se rend compte defu ko woon te suñu defoon attention tuuti rek yaakaar naa ne war nañu ko mën a jàpp ñu daal di koy bàyyi. y a des cas yoo xamante ni erreur yi dafay bëri te yëpp lu koy waral mooy yenn facteurs yi souvent y a la pression de l'opinion publique souvent aussi day am ay faux témoignages day participer à ce que erreur judiciaire yi yomb. saa boo xamee ni yoon juum na nag ba nangu njuumteem nit ku dund googu la njuumte yoon jagleel na ko ak ndàmpaay. mais fii Sénégal nee naa la le fait que nit ki ñu jël ko préventivement daal di koy àtte après daal di koy bàyyi effectivement erreur judiciaire am na à partir de ce moment sax am na droit saisir benn commission juridictionnelle bu nekk Cour suprême. y a la loi de 2017 moom moo ko mettre en place nee na nit ki am na droit effectivement am ndàmpaay su fekkente ne dafa souffert d'un préjudice immensément grave et incommensurable boo xamante ni am na solo lool. effectivement yoon mooy na ko droit mu saisir commission juridictionnelle boobu muy Cour suprême pour ñu daal di koy réhabiliter daal di koy dédommager. Assane Faye nag jotul benn ndàmpaay ngir dimbali njabootam fi mu nekk dafay teeruwaan boole kook liggéeyu menuisier ngir mën si génni. waaw sama activité mooy su ma xëyee dem tefes ci gaal yi di teeru des fois ma am yenn liggéey yi. dem liggéey ko parce que man technicien la def naa électricien industrie def naa menuisier métallique d'ailleurs sax samay doom ak ñoom des fois dama ubbi atelier fi ci biir kër gi ñoom ñoo fi nekk di liggéey man des fois ma bàyyi leen fi dem tefes des fois ñu am ay liggéey parce que aussi loolu rek nga mën a def comme yaa ngi topp loo xamante ne bii xamoo ndax diñ ci jot wala doo ci jot aussi it du jar nga croiser le bras metti na nag. lu wees jafe-jafe yi muy dund ci wàllum koppar gët ci ga askan wi di xool itam dafa wuute. bu nit xamee ne da nga génne kaso sax dalay daw yaakaar ne nit ku bon nga demaat ba ci biir di nga xam di nga jaar foo xamante ne fii foo romb nit ñi dañuy wax kii moo def te yàlla xam na ne la ñuy wax dara du ci dëgg. mu jural la loo xamante ne bii yow tey day indi perturbation boo xamante ne bii yow foo dem da ngay xat doo nekk à l'aise foo mënti dem da ngay xat waaw parce que dafa am façon doomu aadama yoo xamante ne bii mënuñu nangu ne nit ki lii ndogal la ci moom bët boobu bëri na ñu ma koy xoole tey des fois ci dëkk bi fii am na ñu may xoole bët boo xamante ne bii damay génn des fois sama xol day jeex loolu day dem ba ci say doom. yàlla bu mu fekk nag nga am njaboot goo xamante ne bii macha allah lu nekk la ñuy dégg bëri na ci sama doom yi léeg-léeg su ma génnee di dem sax dañ may wax pap mënoo dem Dakar toog ma ne ko lu tax mu ne ma parce que fii daal ñi dañu doy waar yow daal fi nga nekkoon yàq na sa lépp ma ne ko waaw mais nag yàlla moo fi nekk. lu nu mel nag mën na am ay njeexital yu bari ci dundu nit ki nga xam ni victime erreur judiciaire la yoon. dina dindi daan ñi mu ko tegoon wante daan bi gën a rëy mooy gët yi ko askan wi di xoolee. nit kooku bu koy dund moom du comprendre àdduna bi dina jaaxle jànnaxe dina nekk nit koo xam ne dina stressé dina am angoisse mën na sax ba am dépression boobu mën na dem sax ba pousser ko ci li ñu tuddee xaru. day am ay tendance suicidaire ku ñu war a surveiller la beneen bi nit kooku même bu mbir mi passé li nga xam ne moom la amoon erreur judiciaire mu passé même bu ñu demee ba xam ne erreur la woon ñu bàyyi ko du nekkati mukk nit ki mu nekkoon parce que dina am yoo xam ne jàll na te mënatu ko dabe dina am yoo xam ne également mën na feeñ ci moom ci wàllu moom ni mu gisee société bi ba mu nuru révolte ba mu nekk nit koo xam ne sax am na jikko yoo xam ne amu ko woon ci wàllu révolte ci wàllu def
mu dem bay def loo xam ne moom avant muy nekk victime erreur judiciaire bi doonu ko woon def donc da koy pousser à la révolte. ngir moytu li dal Assane Faye doon luy wéy maître Aboubacry Baro gis ni jot na yoon soppi doxalinam. am na benn borom xam-xam bu daan ne René Fleurieu que nit bu gën a correct bu gën a éduqué bu gën a respecté mun na nekk victime erreur judiciaire à partir de ce moment yaakaar naa ne vraiment war nañ jël ay matuwaay yu mel ni mettre sur place un juge des libertés et de la détention comme loolu lu mu amee France c'est-à-dire que nit ki balaa muy dem prison à part procureur ak juge bi day am beneen magistrat boo xamante ni mooy seetu si wàllu liberté ak détention moom mooy apprécier ndax nit ki war na dem prison wala waru fa dem. kii xam-xamam màcc ci wàllum jëfini doomu aadama jàpp ni ngir moytu njuumte ci wàllum yoon jot ne àttekat bi ànd ak ab psychologue maanaam ku xam-xamam màcc ci wàllum nekkini doomu aadama saa buy àtte yenn cas yi. dafa war a am expertise boo xam ne vraiment li ñuy wax dara liewul juge les avis médicaux les avis d'expertise yooyu yëpp liewul juge bi mais juge bi jël ko moo gën a wóor juge bi am na ci wàllu justice matière yoo xam ne laajul ngay woo koo xam ne xam-xamam dafa xarañ ci loolu mais am na ci yoo xam ne il faut nga woo koo xam ne xam-xamam daf ci xarañ looloo tax am na atte yoo xam ne juge pour man fii ci Sénégal waratu ko mën a def te liggéeyul ak ab psychologue parce que juge bi moom day rendre justice psychologue bi l'objet de la psychologie c'est le comportement amul kenn ku gën a mën a xam comportement nit baraw psychologue bi nga xam ne moom moo ko jàng maintenant kooku juge bu ko négligé jàpp ne moom jàngoon na rek ay cours psychologie mi ngi mel ne man mi nekk psychologue nga xam ne jàngaloon nañ ma tuuti cours droit man ma jàpp ne droit bi yëpp xam naa ko fekk droit bi yëpp xaw ma ko donc loolu nekk na loo xam ne il faut nit ñi di ci def attention bu baax a baax ñu dem vers des équipes. ñi dindu erreur judiciaire bari ci Sénégal ay at yu bari jàll gannaaw bi Assane Faye génnee kaso booba tey nag dafay taaba ngir am lu mu dundal itam njabootam moonte dey yoon waxoon na ni dañu ko war a jëlaat ci place bi mu nekkoon di liggéey wante ba léegi dara amu ci Assane di wéy ak njabootam di xëy di dundee yaakaar ni bés dina ñëw yoon jox ko dëgg daldi koy jox ndàmpaay gi mu yellool. li moo nekkoon liggéey bi nga xam ne rek tey jii Boubacar Dieng indil na leen ko seen biir gëstu bi mu nekkoon histoire u Assane Faye alors Seydi Gassama ba nga seetaanee liggéey bi nga xam ni Boubacar def na ko d'abord ban jàngat nga si njëkk a def. d'abord histoire Assane histoire bu daw yaram la. maa ngi koy masaw histoire Assane Faye lu muy wone mooy liggéey. lépp loo xam ne dafa concerné yoon liggéey boobu dañ ko war a sellal dañu war a fexe bi lépp loo xam ne daf ko laaj ci ay moyens ñu def ko ci parce que manifestement ni mu expliquer mbir mi dès le départ képp ku xam ne am xel rek da nga xam ne kii xëy na jotawul dara ak mbir mi ndax am na kenn ko xam ne moom moo doon toj caméra kon premier suspect mooy kooku nag ci biir perquisition yi mu yóbbu leen ci kër boo xam ne du këram dëkku fa ba pare mu fexe ba rëcc dem yoonam kon kooku bu mu demee yoonam lañ waroon xam ne effectivement kooku mooy le premier suspect kon jàppi ñii yóbbu leen ci biir kaso téye ko fa pendant 13 mois ba pare bay ko mu ñibbi ndax parce que moom noonu lieu la am maanaam jotuñu ko atte ci biir l'enquête bi la ñu dem ba xam ne kii deful dara innocent la ñu daal di ko bay mu dem cela signifie que def na attaque weer ci biir kaso boo xam ne lu bëri ñàkk na ko ndax ci diggante bi jabaram kenn ci jabaram yi dem na liggéeyam tamit ba léegi malgré que yoon nee na pour ñu réintégrer ko kenn réintégrer ko te yoon deful dara pour mun a par exemple dafay pression ci société bi pour ñu réintégrer ko. tamit lu ni mel noo ko jàngatee soo xoolee film bi ñu seetaan ko mu jeex nga ak li nga ko résumé nii loolu la Assane di dund mu mel ni ku Sénégal bëri na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi dund lool dama lay wax ne gis nga kaw Assane pratiquement bés bu nekk ay nit wooñu ay nit binduñu wala boog ay nit ñëw fii fekk ñu fii expliquer ñu genre histoire boobu
waaw dafa bëri lool ci biir dëkk bi. te li koy andi généralement mooy enquête yi dañ koy bâcler. ni ko avocat bi waxee rek ci biir commissariat yi. ñi nga xam ne ñoom ñoo fa nekk def enquête yi généralement du ñu am ay moyens d'abord c'est peut-être benn nit wala ñaar nit ñooy def enquête yi. brigade de gendarmerie noonu amuñu ay moyens. généralement police scientifique mi nga xam ne war nañu ko mën a utiliser dans ces cas là c'est vrai que fii am na caméra de surveillance waaye cas yu bëri police scientifique war nga ko mën a utiliser pour mën a établir culpabilité nit ki de façon quasi certaine balaa ñu koy placer ce mandat de dépôt kon y a le manque de moyens humains y a le manque de moyens matériels et scientifiques ci biir commissariat ci biir brigade de gendarmerie loolu moo tax ba enquête yi dañ koy bâcler su ko defee ñoom lenn rek moo leen di des su dee am nañu dut rek moo ñu yóbbu le procureur déférer procureur mu placer ce mandat de dépôt juge d'instruction nag xëy na moom mooy am temps déglul la gën a xuus affaire yi pour mun a établir si tu es coupable ou pas. alors mais comme ni nga ko waxee rek gis nañ ni Sénégal en matière de droits de l'homme si àdduna wërngël képp saa su ne dañuy tudd naam bëri na ay rëq-rëq mais fu ñu doyee bu ñu am si àdduna bi est-ce que erreur yu ni mel war nañoo wëy di ko constater fii dans ce pays. ah non vraiment jàpp nit tëj ci biir kaso. ay weer wala ay at n'est-ce pas ba pare setal ko. mu dem yoonam joxuñu ko ndàmpaay joxuñu ko dara loolu amul lu ko gën a garaaw. ci xaañ nit ki ak yelleefam amul lu ko gën a garaaw kon non seulement état war na mettre en place les moyens pour que enquête yi di gën a jaar yoon enquête yi di gën a sell waaye tamit su dee justice téye na nit ki ci biir kaso ba mu am non-lieu maanaam ci biir l'enquête bi ñu xam ne deful dara ñu bay ko ñibbi wala boog su dee atte nañu ko sax ba pare ci kanam ñu découvrir ne n'est-ce pas voilà soit dafa def appel wala boog mu am beneen fait boo xam ne dafa survenir plus tard bi wane ni que innocent la ñu réviser waat procès bi kooku dañ ko war a jox ndàmpaay. waaw pàcc boobu dinañ ci digg parce que pàcc bu am solo la ñu bëri loolu la ñuy jooy mais suñu dikkaatee d'abord si cause yi pour yow lan moo waral situation bu nu mel fii si biir Sénégal ginnaaw ni nga ko waxee ni ñu yàqamtee si biir commissariat yi. waaw ni ma ko waxee rek généralement tamit xam nga nit ñi yoon dafa may léegi su dee dañu la téye rek nga am avocat bu lay taxawal waaw maanaam fi ñu lay arrêté police fu mu lay arrêté rek am nga droit ne ko bàyyil ma woo sama avocat bala nga muy dugg ci biir oto bi. te war na ko respecté su dee tamit amoo avocat ci instant boobu ci biir oto bi soo leen egg ci biir commissariat balaa mali commencé l'enquête daf la war a laaj ndax am nga avocat enquête yu bëri waroon na mun a gën a jaar yoon su dee nit ñi amoon nañu ay moyens n'est-ce pas pour am avocat bu leen di taxawal ci instant boobu waaw xam nga kii su dee amoon na avocat ci enquête préliminaire bi xëy na du egg ci mandat de dépôt mais soit parce que nit ñi fi gox bu ñu dëkk amul avocat ndax malheureusement avocat yi presque ñoom yëpp Dakar la ñu nekk gox yu bëri ci biir Sénégal fi am brigade de gendarmerie ak commissariat amuñu benn avocat wala même su dee avocat am na ci gox ba ay moyens financiers yu muy laaj pour nga am avocat moyens yooyu ñu bëri amuñu ko waaw ndax tey soo bëggoon jël avocat minimum lu mu gën a tuuti di nga génne 300 000 francs loolu ñu ko fi mën a génne bëriwuñu ci biir réew mi waaw kon accès à l'avocat pour mu assister la ci période boobu dafa am solo te malheureusement nit ñi soit parce que avocat amul soit parce que amuñu moyens financiers yi dañu mën a woo avocat pour mu jàppale leen alors victimes yi ngeen di recevoir fii si Amnesty International Sénégal bëri na ñi nga xam ne dund nañ comme histoire Assane Faye wala sax lu ko gën a metti mais conséquences yi bëri na de Seydi Gassama bëri na lool ñàkk liggéey bokk na ci mun naa la wax man ka bu mu njëkk a jànkonteel bi ma commencé droit de l'homme ci biir réew mi balaa sax Amnesty di may employé fekk benn vol laa fii mooy benn waa joo xam ne ay nit la ñu doon wër parce que dañu attaqué woon benn poste frontière ci Gambie kooku ci ñi attaqué poste bi mu am ci benn mbokkam bi ci bokk kooku daw ñëw Ndakaaru mu recevoir ko ci biir kër te moom xamul ne waa ji laal na ci mbir mi ñuy l'enquête rek du wër waa ji bi ñu jàpp ko ci biir këram moom mais moom dafa tëdd kaso parce que ñetti at diggante bi xëy na jabaram tasul parce que bon soxna su baax la waaye ñàkk na liyam ba pare bi muy génne bur ñu ko doon xoole ci quartier bi mooy kii bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo dem attaqué poste frontière rey fa ay nit saay la regard de la société mujj bi dafa mujj jóge Dakar dellu Casamance au village waaw kon conséquence dafa grave mun nga ci sa njaboot mun na ci tas mun nga ci ñàkk sa liggéey waaye mun nga dem ba sa gox bi nga dëkkoon xëy sa nga cosaano fa dootu fa mun a nekk parce que nii la gisee loolu moo koy andi am na tamit beneen cas boo xam ne benn alkaati la boo xam ne moom
dañ ko téye woon ci événement yi xewoon ICAT. tuumal ko ne dafa rey benn nit après ñu gracier ko. mais moom bi ñu ko génnee kaso malgré que le fait que dañ ko condamné woon. dafa ñëw ci man yoru alquran waat ne moom deful loolu. waat ne moom erreur judiciaire deful loolu. te mun a ji suñu dëkk mënut ma fa am jabar. kër bu moo dugg di ñaan jabar rek day naan kii day reykatu nit la. kenn du ko may jabar. waaw mun fu mu ne su ma amee jabar moom feneen laa koy wuti xaw ma Fuuta la xaw ma Casamance laay dem. pour amee jabar waaye Saalum moom mënut a fa am jabar. xam nga loolu conséquence yu grave la. ci vie wu nit ki. mais pourquoi Sénégal tey jii yow fekkee dañ la tëj ba ñëpp xamoon ni peut-être njuumte la ñu bàyyi la nga ñibbi. après su fekkoon da ngaa am liggéey mënatoo dellu sa bërëbu liggéeykaay ñu la koy bañal. waaw est-ce que loolu tamit lu jaar loo. je crois que su dee sa entreprise moo porté plainte ba ñu téye la comme kaaw Assane Faye mii société bi am na obligation réintégrer ko te justice juge bi war na ma ay moyens n'est-ce pas pour obliger société bi mu réintégrer ko wala boog mu licencier ko ci condition yoo xam ne dina ko jox ndàmpaay bu mot sëkk sauf que au Sénégal souvent suñ la jàppee kaso rek nit ñi dañuy jàpp ni raykot nit la maanaam condamné nañ la avant sax attekat bi du wax même su attekat bi waxee ni yow defoo dara ñoom image bu njëkk bi la ñuy garder malheureusement dañu war a xam ne yoon mooy atte du li askan wi xalaat rek moom mooy atte yoon balaa mu lay condamné day saytu mbir mi dañ koy xool gas ko xool bu baax ndax vraiment lépp lu dugg ci instruction rek vraiment balaa muy dem jugement dafay doon loo xam ne ki ko instruire am na ci ay preuves yoo xam ne moo tax ba mu yóbbu la foofu kaw Assane nag bi ñu commencé l'enquête bi rek dañuy xam ne kii deful dara ñu bàyyi ko kon il faut que Assane bi xam ne képp koo xam ne da nga am non-lieu loolu mooy deful maanaam dañ la fa yóbboon rek waaye defuloo ku ñu atteindre tamit ñu seetal la nga dem sa yoon dañu xam ne kooku deful dara kon il faut que ñun tamit ñu éduquer société bi ñu xam lan mooy justice waaw képp ko xam dañu la condamné wul de façon définitive defuloo waaw parce que su dee dañ la atte ñu bàyyi la seetal la nga dem sa kër loolu mooy defoo dara wala bu nga am non-lieu jotoo sax eggoo sax ci atte ñu bàyyi la loolu tamit dafa signifier defoo dara aux yeux de la justice kon il faut que nit ñi am beneen bët bi ñu xoolee ñi nga xam ne ñoom la caabi féete gannaaw d'accord ñoo xam ne tamit vraiment mbir mi nattu yàlla la mun nga doon nit ku bon nga dugg ci biir kaso mais génn nga nekk beneen nit tigi waaw nit ku baax am na ay yonent yoo xam ne mais tëj ñi leen ci biir kaso président yi nekk ci biir réew mi Abdoulaye Wade moom tëdd na kaso ñaata yoon te nekk na fi président au Sénégal ay kilifa diine tëdd nañ ci biir kaso kon ay yonente laa wax kon nañu xam ne képp ku tëdd ci biir kaso rek doo nit ku bon même su dee reyoon nga nit sax mais su dee da nga ko tuub rëccu ko tuub ko n'est-ce pas yàlla mun na la baal te yàlla ko mu baal gisuma lan moo tax doomu aadama alors njuumte si wàllu yoon bëri na ñi nga xam ni comme Assane la ñu mel dund nañ ko fii si biir Sénégal mais dafa am benn constat bi nga xam ni c'est global maanaam njuumte day am ba pare après ñu bàyyi leen ñibbi seen kër mais dara du xew voilà loolu tamit toujours damay joxoñ sama xarit avocat yi yow mënoo nekk avocat nit ki yow mi am yoon nga nekk avocat nit ki mu fay la n'est-ce pas nga assister ko ba mu am non-lieu wala boog ñu relaxé ko wala acquitté ko n'est-ce pas kooku yow mi avocat war nga ko mën a taxawal mu dem ci commission d'indemnisation laaj fa pour ñu indemniser ko waaye malheureusement avocat yu bëri su dee sa atte bi jeex na rek ñoom seen liggéey foofu la jeexee or suñu mbokk yu bëri ñoom bés suñu jëndee kaso rek dañu naan alhamdulilah yeneen dootuñu ko taal kon Sénégal pour téléspectateurs yi xam ko am na ab fële sa ministère absolument loi bi nga xam ne moom moo réforme woon Cour suprême créé na commission d'indemnisation pour cas yu mel nii et je crois que d'ailleurs su dee état su dee avocat dañu doon topp jàppale seen clients yi ñu topp di am indemnisation état dina def ay moyens pour que erreurs judiciaires yi wàññeeku bu baax waaw parce que su dee daf leen jaral chaque année ñuy fay ay millions ay téeméeri millions ci ay nit yoo xam ne ils sont victimes d'erreurs judiciaires boobaa dinañu fexe ba jox police ak gendarmerie ay moyens yu mot pour que l'enquête di gën a sell balaa ñuy téye nit ñi di leen placer sous mandat de dépôt. alors tey jii yéen Seydou Gassama par exemple Amnesty International su fekkee cas yi nu mel da ngeen ko am ban taxawaay ngeen si am. waaw ñun généralement su dee nit ki dafa am problème ak yoon. te dañ ko tooñ. amul ay moyens pour am avocat su ñëwee ci ñun généralement dañuy seet. ci avocat yi nga xam ne ak ñoom la ñuy liggéey te bëri nañu naka la ñuy def ba ñu jàppale ko généralement dinañ jox avocat bi loo xam ne dina couvrir des frais de justice pour mu jàppale ko waaw mais ni ma ko waxee ci cas yi li gën a important mooy nit ki suñ ko seetalee avocat bi nga xam ne moo ko doon jàppale
moo ko war a continuer di ko jàppale ba mu dem ci processus d'indemnisation. parce que avocat bi su ko deful rek généralement suñu mbokk yi ñoom dañuy naan rek bàyyi naa lépp ak yàlla damay dem sama yoon toog sama kër continuer sama dund. alors que mënoon nañu def li nga xam ne moom la leen yoon may parce que yoon moo leen ko may. su dee dañu la tëj ci biir kaso ay at ay weer n'est-ce pas te defoo dara. boobu état moo la tooñ. ndax justice branche état la. état moo la tooñ. kon état reconnaître na su tooñee nit war na ko indemniser. mais booba da ngay dem jël li nga xam ne moom la yoon may. kon nit ñi dañu war a xam ne su dee yoon daf leen setal. muy non-lieu muy relax wala acquittement. am nañu droit ci indemnisation boobu nag. war nañu mun a wëlbatiku ne seen avocat mu jàppale leen pour ñu mën a def procédure bi. waaw procédure bi guddul compliqué wul. war nañu ko mën a def rapidement pour ñu jot li nga xam ne moo leen yoon may. alors njuumte si wàllu yoon su fekkee dañ cee bëggoon ut ay saafara lan nga jàpp ni peut-être suñ ko defee fii si biir Sénégal du ñu ni du am parce que njuumte moom mun na am bés bu nekk. mais naka la ñuy def ba mu wàññeeku. waaw pour mu wàññeeku il faut que njuumte moom atte doomu adama moom. njuumte mënu fa bañ a am. mais dañu war a fexe bi ñu réduire ko. ba vraiment mu wàññeeku bu baax a baax a baax. loolu li tax muy am mooy ñu yokk moyen l'enquêteurs yi. ñi nga xam ne ñoom ñoo def l'enquête ñu yokk sa nombre ci biir commissariat ak brigade de gendarmerie. yokk ay moyens matériels ak scientifique yoo xam ne mun nañ ko jël pour càmbar mbir mi gën ko sellal. waaye tamit ñu fexe ba. ni ko avocat bi waxee rek. dugg nit ci biir kaso la doon exception. ndax ko am na ñu bëri xam tey dañuy dugg ci biir kaso tëdd fa. war ñu fa tëdd. ndax ko xam ne am na l'adresse. am na ñaari jabar. am ay doom am l'adresse. mais kooku su dee li nga koy tuumal wóoru la. bàyyi ko mu toog ci biir këram. ba bés atam si jotee ñu atte ko. day gën a feesal kaso yi sax it yenn yi. waaw day feesal kaso yi rek. day feesal kaso yi rek. te kaso yi Sénégal moom nit pour nga dem fa. n'est-ce pas nga mujj c'est très rare. parce que ay kaso la yoo xam ne c'est des kaso yu fees la ñi fa nekk nelaw lañ fay def lekk ak nelaw lañ fay def. amul beneen programme boo xam ne mun na tax su dee ndaw nga jàng fa métier wala nga fay def loo xam ne dina tax doo nekk ci oisiveté. kon dañu war a éviter di yóbbu xale ci biir kaso. ki rey nit. wala boog koo xam ne li muy def day yàq société bi. kooku war na dem kaso waaye képp koo xam ne ay affaire mineure lañ koy toppee. kooku war nañ ko mën a bàyyi mu toog ci biir kaso am na sax bracelet électronique léegi yooyu yëpp dina contribuer pour que nit ñi bañ di tëdd ci biir kaso. xam nga kii suñu ko defoon bracelet électronique mën a toog ci biir këram continuer di liggéey. ba bés atta bi si jotee mu dem ñu atte ko. waaw su dee def na mu tëdd kaso su dee deful ñu bàyyi ko mu def. bracelet boobu sax la ñuy jeexalee pàcc bu njëkk bi ne Sénégal def na si ab jéego bu am solo. ba ñu daal di koy waxtaanee sa conseil des ministres. mais lu nu mel est-ce que tamit dana yomb fii si biir Sénégal ak askan wi encore regardu société bi par rapport ak lu nu mel. waaw xam nga je crois que nii day war a xam ne benn puce lay doon rek benn puce boo xam ne xëy na mun nga ko takk comme ndomb wala boog nga def ko sa tànk n'est-ce pas sa pantalon di koy muur. ba kenn du ko gis. noonu la war a doon comme ay menottes. wala leneen waaye dafa war a doon une puce bu tuuti bu miniaturisé boo xam ne. même soo ko takkoon sa loos day mel ni montre. wala boog li gënoon sa mooy nga def ko ci foo xam ne sa yëre dina ko muur te kenn du ko gis. su ko defee boobaa sa xëy na sa njaboot rek sa jabar sax moo koy xam sa doom mun nañu ko bañ a xam. kon loolu suñ ko defee dina tax ba bëti nit ñi di xoolee ki ñuy topp loolu day wàññeeku. en tout cas bracelet bi en tout état de cause war nañu fexe ba mu doon un bracelet miniaturisé maanaam bu tuuti boo xam ne. nit yi su ko yoree kenn du xam ne yore na ko. d'accord ndax li ñu ci jubloo rek mooy. xam est-ce que dafa bëgg a génn réew mi. daaw génn réew mi pour ci justice loolu rek lañ ci jubluñ ci pour toroxal ko woon société bi nit kii yoon mu ngi koy topp. alors dañuy des ba tey jii si wàllu yoon di fàttali rek suñu gan moom mooy Seydi Gassama moom mooy directeur exécutif bu Amnesty International fii si biir Sénégal bi yoon suñu génnee si wàllu njuumte dañuy waxtaanee beneen doomu Sénégal bii nag xaw ma njuumte lañ ko mën a tuddee am déet mais Sayer Kébé la wuyoo Sayer Kébé suñu ko waxee Sénégal gépp daanaka xam nañ ko
à travers Facebook la defoon benn commentaire ñu daal di koy teg loxo daal di koy tëj li nga xam ne rek moom moo di kaso daanaka si diirub ñeenti at ak lu teg laataa nag ñu koy attee bañ ko attee nag ñetti weer yu mu dul tëdd lañ ko daal di tëj fekk ne moom tëdd na ñeenti atu kaso lu nu mel également tax na ba suñu ndaw ba tey jii di Boubacar Dieng jël daamar wutali fi nga xam ne rek moom mooy douane Mbour dem seeti Sayer Kébé naka lay dundee jamono ji nataalam dañ ci ànd ak Boubacar Dieng laataay ñu dikkaat ci plateau bi. bi ko yoon di teg loxo Sayer moo ngi amoon fukki at ak juróom-ñeent di def classe de terminale S ci lycée Demba Diop bu Mbour nekk itam di waajal examen baccalauréat bi li ko dugal kaso nag. dañ ma reproché ne dama def ay publication sur Facebook bi après autorité jugé publication yi bon ñoom ñu jàpp ne publication yi dafa dëppoo méngoowul ak charte réew mi téye ma prison pendant une durée de 4 ans mu nekkoon loo xam ne aussi ñëpp jugé nañ ne dafa exagéré benn publication nga téye nit ki pendant 4 ans après jugé ko tëj ko 3 mois mu nekk loo xam ne bon benn injustice la bu ñu teg sama kaw ba après yàlla dimbali na ma si ba ma gérer ko ak philosophie génn seeg jàmm. donte yoon may na ko sursis bu ñetti weer moom mi mu ngi yaakaaroon am acquittement. waaw dañuy ñëw renvoi délibéré ñu ñëw bon sam public bi ñëw taw juge bi ñëw prononcé wu bon charge yi ma toppee woon au début juge bi daf ko balee indi ay inculpation yu bees menace tout juste bon ba mu waxee 3 mois de sursis ça m'a un peu surpris man pour dire vrai maa ngi doon xaar acquittement mais comme 3 mois la prononcé wu te mooy synonyme de liberté lu ma gënoon intéressé mooy rejoindre sama famille. ñeenti atu kaso doon lu bari ci ab ndaw ba tax na Sayer dund lu mësul xam waaye gëm-gëmam ak njàppaleek njaboot gi ñoo ko doon dooleel. mun naa ne bon lu difficile la woon pour man quoi loo xam ne mosoo am expérience bi après nga ñëw bon nekk jeune nekkoon ci classe yi xamoo prison ñu ñëw ci milieu boobu ñu dugal la fi mu nekkoon loo xam ne lu difficile la woon ci man mais alhamdulilah yàlla dimbali na ma bon nekkuma koo xam ne dina gaaw jaxasoo en plus aussi amoon naa soutien famille bi permettre na ma woon aussi ma gérer ko ak beaucoup de dignité bon vraiment mu nekkoon loo xam ne bon tiré naa say enseignements yu bëri aussi c'était pas facile quoi du tout. naka noonu bépp ndaw bu bëgg a tekki ëllëg Sayer Kébé amoon ay projet yu bari yooyu les projets sax li mu dugg kaso indi si ay gàllankoor. toog 4 ans jàngoo bon sa morom yi nga doon jàngaloon ñi nekk en master 1 ñi nekk en master 2 di dérouler seen projet comme nu mu waree yow ñu téye la tegal si benn place am munoo génn munoo déplacé wu munoo def dara mu nekkoon lu métti si koo xam ne aussi bon da nga amoon ay ambition yu bëri projet yu bëri bon ñu téye la dugal si benn ruq bon neexul si xol pour dire vrai mais alhamdulilah après enseignement yu mu tiré mun naa ne du pertement ndaxte permettre na mu tiré si leçon yi nga xam ne bon mun naa ne foofu ko fa jaarul leçon yooyu mënoo ko tiré bon loolu daal c'est positif quoi pour man. réhabilitation wala ak ndàmpaay ñu koy faral di gis ci yenn réew yi saa soo xamee ni yoon juum na ci ak àtte xale bu góor bi yoon teg koy daan ci njuumte ba noppi daal di koy bàyyi waaye amul ndàmpaay lii tax mu jàpp ni réhabilitation wala dédommagement amul Sénégal. non pour dire vrai non daal ma génnee ci mbedd bi nit ñi dañ ma koy wax est-ce que am na sax ñu may xoolee bët boobu foog ne dama recevoir quelque chose mais non fii moom Sénégal yaakaar naa góobu ne loolu am na fi quoi dédommager nit am na ñi nga xam ne xam naa leen tëdd nañ ñi 7 ans ñi 8 ans après ñu génn ñoom dañ leen acquitté sax après ñu jul fenn dañ nekk ci mbedd bi di taxawaalu kenn de indemnisation amuñu ko man je crois que loolu existé wul ici au Sénégal quoi affaire dédommagement indemnisation peut-être ci texte yi rek lañ ko bind mais existé wul ci dans la vie pratique. ci njeexitalu atum 2019 ci la Sayer Kébé génni kaso gannaaw ñeenti at fekk mu am ñaar fukki at ak ñeent mu daal di def baccalauréat série L2 réussir ko ak mention assez bien tey jii moo ngi yeggali njàngam ak yaakaaru réaliser ay projet am. Problème yi,
alors ñu di ko jaajëfal baax a baax encore une fois Boubacar Dieng si liggéey bi nga xam ne rek daal dina koy def demoon foofu sa Mbour daal di seeti ki nga xam ne rek moom moo di Sayer Kébé alors histoire Sayer Kébé fekkee dañ koy jàng tey ji ban leçon lañ ci war a mën a tirer. alors Sayer Kébé nekk na mun naa wax nekk na victime des lois yi nga xam ne Sénégal daf ko adopté. ci at yi mujj pour maanaam xeex terrorisme. te loi yooyu dañ ko adopté parce que au niveau international xëy na ñoom France ak ñoom Amérique am nañu genre loi yooyu ñu leen nag soo leen bëggee terrorisme bi da ngeen def comme ñun. ngay adopté ay loi yoo xam ne képp koo xam ne rek wax na loo xam ne war nañu mën a njortu ne am na sympathie pour suñuy noonu ñun. wax ma noonu Sénégal waaye noonu France Angleterre ak États-Unis ak ñeneen. képp koo xam ne rek am nañu njortu ne ay suñu noonu la wala daf ñu bañ rek. ngeen teg ko loxo parce que kooku war na mun a def ay acte terroriste contre suñu intérêt wax ma sax contre Sénégal mais contre intérêt dëkk yooyu fii ci biir Sénégal kon Sayer Kébé loolu mun naa wax loi boobu moom moo tax mu nekk victime ndax post Facebook bu mu def jublu ji ci menacer Sénégal daf ci révolté wu rek ci ay traitement yoo xam ne puissant yooyu ñu ngi koy def ay doomu adama ci biir adduna bi kon ci kaw boobu lañ ko jàpp ay lois yu injuste yoo xam ne ñun bi ñu leen di adopté dañuy mettre état en garde dañuy bind kilifa réew mi nee leen lois yi ngeen di appliqué fi nga xam ne jot nañu ko adopté nit ñaa ngi ko xeex foofu ñu ngi ko xeex di dafay recours ci cour européenne ak ci cour suprême bu États-Unis contre ces lois là kon bu leen ko appliqué parce que bu leen ko appliqué di ngeen commettre ay abus yu bëri contre ay citoyens sénégalais malheureusement loi yooyu dañ leen adopté et Sayer Kébé nekk na victime loi yooyu avant moom am na benn imam boo xam ne Kolda li mu wax mooy ci xutbam rek dafa ne ñu ngi wax terrorisme waaye kan moo gën a nekk terrorisme Obama ak Sarkozy ak keneen ñi nga xam ne ñoom ñoo dem bombarder Libye ñoom ñoo dem bombarder ñeneen dëkk ci kaw loolu lañ jàpp imam bi mu tëdd ay at ci biir kaso ak ñeneen kon Sénégal dafa dugg boppam ci guerre boo xam ne du guerre am wax ma ne Sénégal amul benn menace terroriste bi nga xam ne war na ko mun a ciblé waaye ni ñuy duggee ci biir xeex mi dañ ci dugg rek pour que tubaab bi gis nit ci d'accord alors histoire bi suñ koy xool également ñeenti atu kaso la Sayer def si kaso bi ñeenti at après attekat yi ñëw daal di koy atte def ko ñetti weeru sursis maanaam mooy ñetti weer yoo xam doo ko tëdd. loolu également xam nga loolu tamit. loolu yëpp pour bañ mu dem laaj indemnisation ndax pour nga laaj indemnisation il faut que ñu seetal la. waaw gis nañu ko ay juges yu bëri tamit seen liggéey dafa tey suñu xel. parce que mënoo téye nit ki pendant ñeenti at ci biir kaso nga condamné ko 3 mois de sursis. nga ne ko demal. loolu mooy bëggoo pour mu dem wuti indemnisation. parce que moom mënul wax ne dañ ko seetal. parce que dañ ko condamné. am na benn peine boo xam ne dañ ko ci condamné. kon vraiment loolu tamit il faut que juge yi xam ne ñu ngi atte c'est vrai au nom des lois waaye képp ku fi atte ci biir àdduna yàlla dina la atte ëllëg. waaw yàlla dina la atte ëllëg. loo xam ne su dee leeroo la nit ki def na. bàyyi ko mu ñibbi këram waaye tii nit ki pendant 4 ans. ba pare nga ne ko dam lay condamné 3 mois avec sursis ñibbil sa kër je crois que loolu xel mënu ko nangu. waaw dañ ko def rek te ñu ngi ko def ci cas yu bëri parce que xam nañu loi d'indemnisation bi am na moo tax ñu koy def pour que nit ñi bañ a retourné wu. dem topp état bi pour laaj indemnisation. alors lii itam day wanewaat longue détention yi nga xam ne rek xew na fii si biir Sénégal yéen Amnesty International lan ngeen di préconiser pour que Sénégal génn si jafe-jafe yooyu. waaw li ñu ci préconiser mooy xam nga longue détention li koy andi bëri na bokk na ci. cabinet d'instruction yi xam nga képp koo xam ne yaa ngi dem chambre criminelle il faut que ñu saytu say mbir ñu instruire ko malheureusement soo seetee lu mel ni Dakar ñaar fukki cabinet d'instruction am ñu ko fi ci biir Dakar soo demee lu mel ni Ziguinchor xëy na benn wala ñaar moo fa nekk Thiès noonu Diourbel noonu kon cabinet d'instruction yi motuñu il faut que état yi yokk loxoom ci recruter ay magistrats ratio bi nga xam ne c'est vrai que chiffre bi je l'ai pas en tête mais ratio bi nga xam ne au niveau international moom la ñu war a appliquer de magistrats par rapport à la population Sénégal amu ko waaw kon dañu war a yokk recruter magistrats yi yokk cabinet d'instruction yi fexe ba chambre criminelle yi di siège bees bu nekk ni chambre correctionnelle di siège xam nga bi ñuy andi réforme bi jamono Cheikh Tidiane Sy ci ministère de la justice parce que bu njëkk bi cour d'assises moo amoon cour d'assises dañuy am benn session wala ñaar ci at mi ñu ne léegi nañ ko changer andi chambre criminelle bi ñu ne chambre criminelle nag ñun li ñu yaakaaroon mooy chambre yooyu dañu mun di siéger
bés bu nekk wala boog 3 ou 4 fois dans l'année n'est-ce pas pour mun a atte dossier ni mu gën a gaawee. waaye pour que loolu tamit mun a am il faut que instruction yi gaaw. il faut cabinet d'instruction yi yokk kon il faut que ñu yokk magistrat yi n'est-ce pas yokk seen i moyens pour que évidemment dossier di bañ a yàgg trop ci cabinet d'instruction yi et que ñu mun di leen atte ni mu gën a gaawee. d'accord alors Seydi Gassama egg si nañ ci njeexitalu émission bi alors ñu di la jaajëfal baax a baax si nu ñu ànd ak yow si gëstu bi le nga daal di koy jàngat ak ñun ak li nga xam ne rek moom moo di nataal bi. waaw li may wax rek mooy il faut que état Sénégal xam ne justice n'est-ce pas service public de la justice dafa am solo ci état démocratique dafa am solo pour le monde des affaires dafa am solo pour la vie des citoyens kon moyens yi nga xam ne justice daf ko laaj dañ ko war a jox. waaw waruñu considérer que xëy na éducation moo ëpp solo justice wala santé moo ëpp solo justice. justice am na solo. ndax justice fu muy doxee bu baax rek. économie réew moom day avancer. citoyens yi seen ak ak yelleef dañ ko respecter. loolu dina tax citoyens yi gën a épanouir. gën a mun a assumer seen rôle ak confiance au sein de la nation. kon nañu jox justice fayda nañ ko yokkal ay moyens n'est-ce pas et que tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo yor justice ñu tàggat leen ba ñu xam ne liggéey bi ñu yore du liggéey caaxaan liggéey la boo xam ne bakkanu nit xëj na ci. avenir nit xëj na ci. d'accord alors di ko jaajëfal baax a baax moom Seydi Gassama si fàttali rek moom mooy directeur exécutif bu Amnesty International Sénégal di xeex lépp lu jëm si wàllu àq ak yelleefu doomu aadama ñi ngi fii si Sacré-Cœur nag dañuy génn ndànk dem wutali Liberté 6 fekk ji fa Mame Diarra Thiam Mame Diarra Thiam ab jigéen la ndaw la bañ a toog këram nag daal di taxawal entreprise boppam tuddee ko Bousso Express moom la ñuy seeti mu wax ñu moom naka lay def rek ba amal li nga xam ne rek moom moo di dundam ak entreprise am boobule léegi lay doon seen biir rubrique. Mame Diarra mi ngi ni toog moom mooy suñu gan seen rubrique c'est possible Mame Diarra ñu am mbégte di la dalal suñu biir émission melokaan bàyyi la nga nuyoog ñii di téléspectateurs yi. waa asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu téléspectateurs yëpp ak téléspectatrices yi di la nuyu yow mi ngi Maram Ndiaye di la jaajëfal ci invitation bi. d'accord alors Mame Diarra yow da nga taxawal say fu bopp tuddee ko Bousso Express ngay jigéen di ndaw lan moo la poussé. ba ngay parce que jigéen buy dawal scooter di def livraison daanaka gis ñu koy gis Sénégal bëriwul. alors lan moo waral nga def li nu mel. waaw man nag yàlla dafa dogal ne man depuis ba âge moom dama yàgg di yëngu ci yu mel noonu di ko man teel naa dawal scooter bon c'était footballeuse mais bi ma demee ba benn moment ma ne xaaral ma dugg ci li ma ci dugal nag dafa am sama benn xarit ma koy nuyu de passage Fatou Sall ñu koy wax Bouya. moom aussi livreuse la bon en 2016 la ñëw wax ma lu mel noonu fekk am ku bëggoon taxawal benn service livraison bi ma ko waxee nag ñu ànd ci dem waaw depuis boobu nag maa ngi ci. alors pour taxawal ko moom initiative bi peut-être si moom la jógee mais naka nga def ba tey jii mbir mu yemb ba tey jii nga am si ay clients yu bëree bëri. waaw xanaa kay dama doon jaar ci yenn services yi jaar naa ci service yu bëri. waaw mais si 2020 bi laa toog ak sam benn cliente ma koy nuyu moom aussi de passage ñu toog nii mu ne ma lan moo tax mënoo liggéeyal sa bopp ma ne ko amaguma moyen yooyu en fait parce que xam nga rek service yi moom lu ñu lay fay doo ci mën a génnee looy jëndee kii bu ma waxee loolu nag ma toog man tamit ma xalaat ma ne pourquoi pas man tamit ma jéem a xam nga jënd sama scooter liggéeyal sama bopp. waaw depuis boobu nag ci laa jënd sama scooter di liggéeyal sama bopp waaw. est-ce que liggéey bi c'est facile liggéey bi ngay def yow. waa non yombul parce que lu metti na trop mais bon chaque jour rek dañuy dem ak suñu ngëm-ngëm donte metti na mais bañ ngaay dem ba comme ni ko olof di waxee rek xam nga di xëy di bëgg di am ci lu ñuy yëngu loo xam ne ñoo koy moomal suñu bopp. di ci dimbali suñuy waajur ak suñu njaboot waaw. alors liggéey bi yaa ngi ko door ay at ngi nga koy def. certainement rencontré nga si ay difficultés tey jii soo amoon benn peut-être anecdote bu nga xam ni rencontré nga ko sa liggéey lan nga mën a dénk ñi nga xam ne ñoom ñoo di téléspectateurs yi. waaw li ma ci jot a dund bari na ci lu metti
mais li ma ci gën a métti mooy dama ci defoon benn choc bu métti waaw dama ci defoon benn choc bu métti daal waaw loolu daal laa xam ne dund naa ko ci loo xamante ne métti na toon métti woon na mais taxul nga bàyyi ba nga si déedéet taxul ma bàyyi bi ma defee choc bi métti na malgré toog naa ay presque ay weer yoo xamante ne liggéeyuma maa ngi tëdd xam nga mais sant yàlla mu jugaatee tamit aw ma choix comme yàlla dafa dogal ñun dañ di ay ndaw te jànguñu donc comme lii la ñu yàlla dénk amuñu leneen lu ñu mën a def ñu ne dañ ci delluwaat rek waaw. donc yow sa dund da nga mës a gëm ni nga doon ndaw war ngaa mënal sa bopp maanaam c'est possible. waaw loolu dama ko mës a gëm mooy li ma la wax parce que xam nga bu yàlla defee nga nekk ak say wajur sa wajur bu góor teeral làkku ma des ak sama yaay mu nekk ku am jom macha allah ma ko doon gis màgg ci loolu yaru ci. bi ma demee nag ba am kàttanu liggéey moo tax ma ne man tamit naa dem liggéey pour dimbali sama yaay waaw c'est ça. alors naka la ko njaboot gi gisee ba nga jëlee ni yow liggéey bi ngay def mooy yéeg si scooter xam nañ Sénégal scooter. ku koy def góor ñi lañ ciy gis ñu ëpp. liggéey bi góor ñi lañ ciy gis. regard société bi lan nga constaté. waaw mais parfois de di nga si gis ñoo xamante ne moom waaw ku ci mel ne suñu waa kër moom wax dëgg yàlla su ma xëyee nii ba may wàcc seen xel du dal. ci mel ni sama yaay surtout. mais nee na ma damay ñaan ba ngay wàcc ñeneen ñi samay sœurs yi ak sama frère yi aussi noonu même samay dëkkandoo tamit noonu mais bon dañuy sant yàlla rek comme ni ñuy dimbali ñuy dem di xëy di ñëw di dem ci jàmm di ñëw ci jàmm. alors naka nga def ba gagner confiance su ñi nga xam ni ñoom ngay seqanteeg si liggéey bi. waaw dara lu dul gëm li may def. wane ci fulla wane ci fayda. waaw wane ci tamit ngor waaw ba nga xamante ne fukk yóbbuwuñu daal ñun toujours rek lu ñuy def rek dañ ciy ànd ak suñu xel ba pare dañ ciy ànd ak ngëm-ngëm waaw c'est ça. alors nous sommes au Sénégal pays bi nga xam ni ñu bëri jàpp nañ ni la place de la femme kër gëra maanaam togg yàqal seen borom kër. yow nga ni déet da ngay yor sa scooter di liggéey. alors comment naka ngay def ak ban aperçu nga am par rapport ak gis-gis boobu nga xam ni sénégalais yi bëri moom lañ am jëmale ko si yéen. waaw mooy li may wax rek chaque fois xam nga dañ toll ci monde boo xamante ne nii liggéey moom amatul góor amatul jigéen. waaw comme ni nga ko waxee jigéen dañ daan wax ne xam nga loolu lañ ko xamee toog ci kër gi togg yàq mais liggéey bi ñu ngi ci mais terewuñu jour bi nga xamante ne duñu liggéey yi. dinañ nekk ci kër gi li ñu war a gérer ci kër gi yëpp ñu def ko parce que maa la koy wax ci yàgg gëm sama bopp yàgg nekk ndaw boo xamante ne chaque jour dama bëgg di yëngu ci dara maa ngi la koy wax footballeuse laa woon même saison bu musaan tëj damay dem uti lu ma def. waaw dama wàcc ci terrain bi waaw bàyyi naa ko en 2018. waaw bàyyi naa ko en 2018 laa arrêté waaw mais ménage sax def naa ko waaw. donc yow xëyoo rek tey jii nii da ngay def livraison am na foo jaar. am na fu ma jaar fu bëri. am na fu ma jaar mun naa cité. waaw nga xam waaw mun naa intéressant auditeurs yi téléspectateurs yi xam. voilà d'accord waaw man jaar naa fu ci mel ni Expresso jaar naa fa doon def di wàcc ci terrain bi di jaay ay puces ay téléphone loolu def naa ko ak beneen société boo xamante ni même chose la da ngay wàcc ci terrain bi xam nga def naa commerce xam nga def naa aussi ménage. femme de ménage yooyu yëpp def naa ko waaw. d'accord alors kon yow daanaka xeeboo dara. suñ koy résumé alors lan ngay wax sa moroomu jigéen yi nga xam ni dañoo toog jàpp ni peut-être ñoom dañoo war a toog nit ñi liggéeyal di leen jox maanaam góor ñi di leen jox. lan ngay wax jigéen ñooñu surtout. waaw li ma leen di wax rek mooy li ma leen tàmm di wax rek. parce que nit moom warul toog di yaakaar ci nit chaque fois. bu la yàlla mayee nga nekk ndaw xam nga am kàttan am sa doole boo xam ne war nga ci mën a liggéey ñàkk jariñu jugal nga dem defi ko te toll nañ jamono boo xamante ne liggéey moom amul góor amul jigéen lépp lu la leer ne lii bu ma ci duggee dinaa ci mën a am loo xamante ne dinaa ci dimbali sama bopp dimbali ci sama njaboot jugal nga dem defi ko. parce que toog ci kër gi rek xam nga yaa fuus di xaar ñu lay jox xam nga pour man loolu. du yëfu kii daal. waaw du yëfu góor. d'accord alors tey jii benn scooter bi nga yor wala da nga am entreprise bu yaatu boo xam ni. yaa ngi siy jël ñeneen. bëgg-bëgg bi lan la benn scooter bi laa am. benn scooter bi laa am te moom ma ko sax. mun naa ne moom ma ko parce que dafa am koo xam ne moo daf ko jënd jox ma ko. di ko bu ma ko joxee may liggéey di ko verser. waaw mais sama objectif lépp tey lan la mooy Bousso Express bi.
yàlla def mu taxaw ci kàttanu yàlla loolu moo nekk sama mbébét. dem ba Bousso Express boobu ñëw nekk benn service livraison bu mag. ma ciy jël ay ndaw samay mboroom ak képp koo xamante ne rek yàlla boole na la ci. ñu liggéey loolu daal mooy sama objectif. d'accord alors Bousso ñu ngi lay jaajëfal baax a baax si ni nga accepté waxtaan ak ñun. si li nga xam ne moom ngay dund tey jii soo amoon benn yóbbal mu war a jëm si askan wi war a jëm si ndaw ñi lan lay doon. waa xanaa di santaat yàlla bu baax rek di julli ci Mouhamed sant samay ñaari waajur di ñaanal sama baay fi mu tëdd suñu borom yeesal yërmande ci kawam. di ñaanal sama yaay suñu borom bàyyi ko fi. di jaajëfal ñëpp koo xamante ne rek yaa ngi bëggee Maam Jaara maa ngi lay delloo loolu. di leen ñaaxaat rek di leen wax ne toogaay amul njëriñ surtout sama morom yi nga xamante ne ñi ngi ci kër yi toog képp koo xam ne am na loo mën a jóg yëngatu ci jugal nga defi ko parce que liggéey rek moo wóor. waaw parce que ñaar rek lañu suñu borom andee si àdduna mooy liggéey ak jaamu yàlla waaw bii mooy këru àdduna bii mooy këru alaaxira di ko loolu laa leen di dénk bu baax di lancer un appel aussi ci ñi nga xamante ne peut-être am nañu yéene jàppale Bousso Express ba li nga xamante ne moo di entreprise am bu mu bëgg a taxawal mu taxaw si kàttanu yàlla mooy ñaan képp koo xamante ne am nga yéene jàppale Bousso mu ngi lay tàllal loxo waaw. d'accord alors Mame Diarra di la jaajëfal baax a baax mais laataa ñuy tàggatoo am na kenn sa client yi nga xam ni fidèle la moom am na ay kàddu yoo xam ni yëkkati na ko jëm la ko sa liggéey ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di jigéen ñi dañ koy teewlu laataa rek ñuy dellusiwaat si li nga xam ne rek moom mooy tàggatoo bi. franchement Bousso moom dama kontaan si moom parce que lu muy def bëriwul si dëkk bi mel ni jigéen bu mel ni moom am jom. teel a yeewu guddee wàcc te dama ko wóolu c'est pas la première fois ñuy liggéey yàgg na fi ñëw te mosuma am lu ma nakari xanaa di ko ñaanal rek mu continuer te c'est possible daal jigéen yëpp mën nañ mel ni moom. alors kaddu yooyu nag la ñuy ndarkeppee li nga xam ne rek moom mooy seen émission melokaan muy ay kaddu ko waaw kumba jëm si ki nga xam ne rek moom moo di Mame Diarra di Bousso Express bëgg-bëggam moom moo nekk am ay scooter yu bëri ngir rek ubbi entreprise boppam. ñi di ko jaajëfal baax a baax moom moo nekkoon ganuk melokaan rubrique bi ñu tuddee c'est possible fii nag la ñuy daal di rek ndar képp li nga xam ne rek moom moo di émission bi tey yi ñu si doon waxtaanee ndaw yi nga xam ni dañoo amoon jafe-jafe si wàllu yoon waaye yoon am njuumte si li nga xam ne rek moom moo di seen dossier ñu dalaloon si ki nga xam ne rek moom moo di Seydi Gassama di njiital kuréel gii di Amnesty International Sénégal waxtaan nañ ak moom seetaan nañ tamit nataal bi ak Boubacar Dieng demoon fële nga xam ne rek moom moo di Mbour seeti kii di Sayer Kébé ma di leen di jaajëfal baax a baax lii moo nekkoon seen numéro melokaan di leen jox dig daje ay bés yi di ñëw si beneen numéro waaye laata loolu programme yi day woy fii si biir